Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. di wax ni ngeen partager vidéo yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Seydina Mohamed sang yi garab sunu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Ubuur Jàllulaay di ziar sunu kilifa diine yi di ziar sëñ Mountakha Mbacké xalif général di Mouride yàlla na fi yàlla yàggal lool di ziar sëñ Cheikh Jëmb Fall xalif général di Baye Fall di ziar ku la xalifa rek bi nga xamante ni yaa yow fii ci réew mi ngeen bëggee dañ jox seen wàccuwaay di ziar njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar gi yëpp commencé sëñ Cheikh Bintu ba sam wasila ba sëñ Jiile ak sëñ Taala ak xel koom ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ba sëñ Laata ñoom ñëpp waaw ba sëñ Saliou moom maanaam sëñ Saliou Yadda Ba Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay den wax ni seen xarit Fall Paradise keroog live fam bi dafa amoon nag ay coupure yu jéggu di ko jéggulu nag ba moo taxoon yi mu bëggoon a wax sax mu jiwul egg live fam bi mujjee def waaw doon wax ci problème Ousmane Tounkara ak ku ci mel ni sunu waa ji di Ndongo Diop mi nekk Diourbel ci problème mu Sénégal tax ñu gàllankoor leen ba téye leen ci téye boo xamante ni nii te injustice la te maanaam politique la maanaam nekk ci réew moo xamante ne nii da ngay wax li ma arrangé lu ma arrangé wul doo ci wax waaw wala nga tëj sa làmmiñ ci réew moom la ñu ne. may wax ni gars yi ngeen partage vidéo yi am na solo trop ngeen di partage vidéo yi am na solo trop waaw di ko wax ni comme ni ma koy waxee rek dafa am ci combat bu ñuy mëne ñu ciy nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon maa waxoon leen ko sama live bi mujj nga xam ne àggut. moo wax ni cas de Ousmane Tounkara ak cas de Ndongo Diop ak keneen ku mel ni ñoom ay Guy Marius Sagna Assane Diouf Abdou Karim Gueye kuréel xaq bëri na mënuma lépp mën na daal ku nekk ci ñun ñi nga xamante ni dañoo jug tey la sunu life ngir sunu réew sacrifier sunu life ngir sunu réew yaa ngi dégg léegi nag ma amoon yenn yu ma fi déggoon rek bëggoon cee commencé pour wax ci ni Sénégalais yi dañu war a yeewu. te suñu woote activiste ak ñi nga xamante ni dañu soxla réew mi suba ku ci mel Ousmane Sonko ak ay nitam ak ay ñoñom chaque jour gars yi dañ leen di tànte ay pièges am ñenn ñoo xam ne ñu bëri sax duñ ci pëtax waaye ba am na ci ñoo xamante nii moom dañ ciy surux ndax fañ leen di yóbba tax waaye nag li ma leen di wax rek bu leen may ñoom lu ñu wax ndax ñoom looloo leen dese diabolisation moo leen dese. ndax échec nañu ci politique échec nañu ci réew mi ba population Sénégal yëpp woon nañ leen ginnaaw ñu waa kër Macky Sall léegi nag lii seen problème ak waa kër Idrissa Seck moom mooy diabolisation bi nag dinañ ko def ci côté bu ñu mën nag bu ñu mën barki serafal dinañ ko jéem pour def ko waaye nag ngeen am seen intelligent yéen ñi nga xamante ne nii yéen a jàkkaarloo ñoom pour combattre leen di dem ak seen xel da ci am solo du question ni fu la coupe rek nga mën a battre fay non non am na foo xamante ni bu fa débat tolloo bul débat ci ñàkk fayda yoo xamante nii comme li leen ko seen président Ousmane Sonko waxee dañuy tardeel amul fu mu ñuy yóbbu amul fu mu ñuy avancé loo xam nga kon yu mel noonu nag bu amee yéen il faut que ngeen di dem ak seen intelligent yéen ñi nga xamante ni yéen ay activistes yi ak yéen ñi nga xamante ni yéen soxla réew mi suba ku ci mel waa kër Ousmane Sonko xamante ni moom mooy cible bi fi mu toll nii état du Sénégal moom sacrifier ko rek la bëgg ray ko mu dee moom rek lay chaque jour saa yi yeewoo saa yi nelaw saa yuy añ sax ni ngi xalaat nu mu sacrifier Ousmane Sonko léegi nag yéen pièce boobu ngeen bañ di ci daanu yaa ngi dégg ndax tey cas de Assane Diouf dama ko défendre fu ne barki maam Serafal dama ko défendre fu ne te lépp ñu ngi ko tegoon ci diabolisation pour jaxase seen xalu sénégalais ak Assane Diouf te man nit bala ma koy critiquer wala ma may xam nit kooku mooy kan dama koy gëstu xool kooku ban nit la ak ban façon la ak la moo ko yëkkati ak la moo ko tax a jóg moo ma dal ci Sonko moo ma dal ci Assane Diouf dal ma ci ñeneen ba tax tey ma toog di leen défendre ndax tey du question nit ki dañuy toog naan dafa bon rek nga ànd ak ñoom ci nit ñi dafa bon non
man doxewuma noonu loolu sama philosophie moom mooy ki ñuy gën a cible ni moom dafa bon man kooku laa gën a mën a enquêté wu ci moom xool kooku mooy kan barki Seexul Xadim man foofu laa ne ak am temps nag ci moom am jot aussi ci moom Assane Diouf bi mu nekk États-Unis di def ay live fam ñu bëri dañ ko daan diaboliser ay Assane Diouf nee na yor na sàngara bu ñëwee da koy jox sëñ Sidi Mokhtar ne Assane Diouf def na lii maanaam façon diabolisation bu ne diaboliser nañ ko Assane Diouf ak këri diine yi façon diabolisation bu ne diaboliser nañ ko Assane Diouf ak sénégalais yi pour rek ñu jàppee ne Assane Diouf ku yées la ku bon la koo xamante ni waruñu mën di ko consommer wala ñu ko déglu ci population Sénégal wala Afrique wala àdduna foofu la ñu ko doon indil foofu la ñu ko doon tegal man Fall Paradise ma gëstu xam ne Assane Diouf mii Sénégal réew moo ko ñor te chaque jour guddi ak bëccëg suba ak ngoon moom lay défendre te moo waral mu sacrifier vie am sacrifier léppam comme li dal Ousmane Tounkara dal keneen ak keneen barki Serigne Bamba tax tey ñoom amoon nañu moyen bi amoon nañu lépp mën nañu toppatoo seen vie toppatoo seen àdduna toppatoo seen dund bañ a lijjanti Sénégal bu la neexoon ndax amoon nañu possibilité amoon nañu jàppandal gi amoon nañ ko ñu xam ne seen doomi réew ñu ngi sonn guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñoom seen doomi réew mu jaral leen ñoom ñu sacrifier ñoom seen bànneexu àdduna mu jaral leen sacrifier seen dund àdduna pour seen doomu réew nekk ci bànneex pour seen doomu réew nekk ci dund soldaaru baayam ñu ngi lay ziar di la bëggee yaa ngi dégg foofu Assane Diouf teg tànkam Tounkara teg fa tànkam Ousmane Sonko ak ñeneen ñu mel ne moom ay Guy Marius Sagna ay Abdou Karim Gueye Xrum Xax bëri nañ ñoo xamante ne ñi ngi fa teg seen tànk ñoo xamante ne nii mënu ma toog di leen lim léegi tey ñooñu tey la état du Sénégal di yabal ay nit ci réseaux sociaux yi ñuy def diabolisation Assane Diouf wax bi mu waxoon ci Ousmane Sonko après bi mu génnee première prison bi ñu ko tëjoon fii Sénégal ci benn manifestation bu mu doon def site internet dem dëkk fu micro mu wax la mu waxoon léegi ma gisaat vidéo yooyu gars yi di ko transféré waat ci biir maanaam kii ba ab journal sax di ko bind di ci wax ab journal sax di ciy bind di ci wax te loo xamante ni def na 2 ans maanaam leen diabolisation yi yamatul sax ci réseaux sociaux dafa dem ba ci journalistes yi dafa dem ba ci seen télévision dafa dem ba ci rajo yi maanaam comme que gis nañu Assane Diouf léegi mu ngi tegu ci yoon woo xamante ne ni yoon wu gën la ci moom yoon la bu gëm ci Sénégal wala yoon la bu gëm ci Afrique léegi nag dañuy indi diabolisation pour jéem a teel xelu nit ñi ci diggante Assane Diouf ak Sonko Assane Diouf waxoon na li Sonko Assane Diouf lu tax la mu waxoon Idrissa Seck duñ ko teg lu tax la Assane Diouf doon wax Idrissa Seck waa kër Idrissa Seck duñ ko doo gis ñu teg ko waa kër Macky Sall doo gis ñu teg ko léegi dañu ñaan Assane Diouf la mu waxoon Ousmane Sonko xalaatam la man 2019 pourtant man Idrissa Seck laa voté te lan moo tax ma voté loon ko dañ ma convaincre loon ci moom wax ma ci loo xamante ne ni jàppoon naa loolu moo ne ci moom ba taxoon ma jël li ma gën a fonk jox ko barki Serigne Bamba ma jël li ma gën a fonk jox ko te tey suba doonoon dem xoolal damay sant ci yàlla sax di julli Seydina Mohamed ba Idrissa Seck falul bu fal woon ñu gën a torox ñun ñu gën a dellu ginnaaw ñu gën a doon ko te période boobu man bi ñuy cible Idrissa Seck jëw ma sax lijjanti kon mooy Ousmane Sonko ndax boobu diabolisation yi bëri na ci kaw Ousmane Sonko ba mara day taal yi waaye ma jóge sa di xool Ousmane Sonko mooy kat ba mu convaincre ma lu bëreem doy ma barki Seexul Xadim ba mu mën a toog ci ay panel ak fu ne di ko défendre feeg neem bokk ma ci parti mit ma mën di toog fu bëri di ko défendre te diabolisation boobu ba léegi ñoom juguñu ci état du Sénégal ndax ku diaboliser Assane Diouf diaboliser Guy Marius Sagna diaboliser Abdou Karim Gueye Xrum Xax ak diaboliser Ousmane Tounkara ak keneen maanaam ki la xamante ni suba moo war a rendi siège bi nga toog moom moo ci war a toog moom lay yóotu pour que te dama na say tànk ba pare kooku noo mën a def pour diaboliser ko ak ñi ko gëm ak ñi ko topp ak ñi nga xamante ne am nañu yaakaar ci moom danga koy def kon nag mooy bëgg ni ngeen intelligent yeewu di jéem a jël bàyyi di rey seen temps ci yenn détails yi amul solo amul njëriñ yenn détails yi ngeen di rey seen temps amul njëriñ barki Sëriñ Tuubaa dañuy tardeel rek billaahi dañuy tardeel tax tardeel bi ñuy tardeel mooy Assane Diouf nee na Ousmane Sonko lii Assane Diouf nee na Ousmane Sonko du mos a falu loolu ban 1900 la ko Assane Diouf waxoon
ndegam ñoom ñi ñuy jiite ñoom ñoo dul wax seen ñoo dul teg seen wax ci dëgg Assane Diouf bu ko dee wax gardewul poste gardewul dara yëg-yëgam la am wax la mu wax xañ na dem na ba gis ni lii kat du loo xamante ne nii gis na ni ay nit ñoo ko doon poussé ci lii comme ni ñu ma ko defee woon man poussé ma ba ma voté Idrissa Seck ay nit a ma doon poussé ba ma wax Ousmane Sonko loo xamante ne waru ma ko wax te gis naa ne tey Ousmane Sonko mii tey du genre boobu comme ni ñu ko defee moom comme moom ni ñu ko defee moom Assane Diouf diaboliser ko jaxase ko nit ñi Assane Diouf day saagu suñu sëriñ si Assane Diouf day naan te nguuru Macky Sall mën a fat koo xamante ni démb ak barki démb moo doon taxaw di saaga suñu kilifa diine yi di wax baat bu ñaaw suñu kilifa yi ñu ñëw mën ko fa jox domal tànk muy Souleymane Jules Diop te tey mën naa lii ñuy def tey ku ci nekk di def di ci wax naka su dul noonu rek mën naa ni moom mooy sa professeur moo la ko jàngal moom Souleymane Jules Diop te pourtant ñoom ñi ngi ko fat ñu ngi ko jëlee ba États-Unis indi ko fat ko ba pare jox ko ay ndombal tànk mu jiite ñu te boobu ba léegi ba mu faloo léegi ci nguur gi ba léegi changé wuñu posom moom ak ñeneen ñu mel ni ñoom léegi nag ñun sénégalais ñu bëgg a waaye de goo xamante ne nii bëgg nañ ñoo teg ci loo xamante ne nii lu teguwul la ay diw nee na woon diw nangam ay diw nee na woon di nangam ñu bëgg ko def ci ay montage ay réseaux sociaux Facebook affaire yooyu ci lañ ko bëgg a teg léegi nag yenn dof yu comme ni ñu ko defee ci affaire diggante Adji Sarr beeg Sonko bi rek ndax koo xam ne ji nañ la jihadiste salafiste terroriste ah suñu sëriñ si nee nañ bu Ousmane Sonko ne bu fallu suñu sëriñ si màggal dootu fi am gàmmu dootu fi am jël ay vidéo yu ñu dagg def ko te lépp génnul waa kër Idrissa Seck waa kër Macky Sall léegi yéen ngeen bëgg a concentré wu ci loolu di ko débat di ci wax man affaire moo ko dégg dama ay ree la ma jàpp ay ree la ma def sax dama xam ni sunu nguur gi seen politique dafa ñàkk xorom ndax li leen di xaare pour convaincre Sénégalais yi pour mën a jàpp ci Sénégalais yi du fii ndax ñun dañ leen a fal ñoom pour ñu liggéey suñu réew dañ leen a fal ñoom pour ñu sàmm suñu alal dañ leen a fal ñoom pour ñu sàmm suñu kaaraange dañ leen a fal ñoom pour ñu accueillir ñu mën ñu gérer li ñu yaakaaroon ni que ñu ko fi nekkoon démb ak barki démb mënu ko ñu yaakaaroon ni ñoom bu ñu ñëwee dinañ ko def ñun loolu lañ doon foofu lañ leen doon xaar waaye xaaruñu leen ci politique boo xamante ni politique ñun opposant bi nga xamante ni suba sax ñun ñoo war a soxla réew mi sax dépassé nañ politique boobu ñoom ñu toll foofu ñoom bàyyi suñu réew mi jéemu ñu koo xool ni ñu koy gérer jéemu ñoo xool ni réew mi di doxee jéemu ñoo xool leen xam nga li ñuy xëccoo nee nañ coog activistes yi ak waa kër Sonko yi réseaux sociaux yi te ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la wax fi ngay tëdd ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo naan la toogeel nii wala taxaweel nee ndax néeg bi fii am na danger fii amul danger soo ko déggee nag soo ko déggul nag dem ci danger bi rek mooy li leen dal ñoom maanaam temps bi leen fi baax ndax li leen jaaxal mooy tey démb ak bërki dem li ñu doon wax président réseaux sociaux moom lañ doon wax Ousmane Sonko président réseaux sociaux boobu tey moo damm seeni tànk ci réseaux sociaux yi léegi ñu xam ne nag réseaux sociaux yii nag kon am na solo am na importance ñu bëgg fa ñëw di léegi-léegi ñoom li ñu fay ñëw mooy diabolisation ay diw waxoon na kii diw ay kii nangam xam nga li amoon sens ngeen ni Idrissa Seck waxoon na Macky Sall nangam te dindi na ko tey Macky Sall waxoon nañu nangam te dindi na ko tey ndax ñoom ñoo yor suñu alal Ousmane Sonko yoru suñu alal Assane Diouf yoru suñu alal kenn yoru suñu alal ndax dénkuñu leen ci dara ñoom ñi yor suñu alal ba pare toog dëkk di ñu wax naka su dul noonu dëkk di ñu wax lu dul dëgg ci ñooñu ngeen war a sukkandiku comme ni ko seen moroom yoo xam ne ñi ngi biir APR di ko revendiquer moo koy gis fan yëpp ay jeunes yoo xamante ni ñi ngi biir APR gën di def seen revendication di wax li leen métti ak leen naqari parce que Serigne Bamba di wax leen naqari leen métti ak leen naqari ma ñëw ci deuxième phase bi may ñëw mooy fan yëpp maa ngi dégg affaire de ethnie affaire de xeet buñ ci jam baaraamu tuuma kenn kan lañ ciy jam baaraamu tuuma du état du Sénégal ndax seen diabolisation depuis démb ak tey loolu la depuis démb ak tey diabolisation état Sénégal lan la affaire ethnie affaire xeet
ay kii boo leen ko falee joolaa la joolaay robel yi ay kii boo leen ko falee day jox Casamance indépendance ay kii boo leen ko fa yooyu mooy seen diabolisation seeni ministre génn di dëggal loolu ba seen journaliste génn di dëggal loolu muy Madiambal Diagne nga xam ne moom mooy présentant Iblis fii ci kaw suuf ba mu dem tey ba suñu université bi ñu gën a respecté gën ko fonk sax loolu di fa feeñ bu ñu dee wax dañuy wax directement fa gómba di xasane man bëgguma di wax waxi naa fiq wala laam-laamal di layam yi wax leen li ko fi indi ak ki ko fi indi ak ñi yor suñu réew ba pare di ñu ko imposer di ñu imposer ni opposant bi soxla réew mi suba nangam la te loolu ñun xamuñu ko Senghor lan la woon daa nekkoon jullit lan moo taxoon sëñ Fallou Mbacké ni Senghor seng ca kaw nee leen ko jàkk te bu leen ko piis te bokkuñu woon sax li ngëm-ngëm kon ñu xam ne ñun Sénégal xamuñu loolu xamuñu ay kii fee la bokk ak kii nangam la ñun dañoo xam lépp te ñoo yar ci kal dañoo yar ci séeréer joolaa tukuróor soose mën nga topp benn sénégalais boo xamante ne nii ba ci ay juróom ñaari maamam génnut dem ci beneen xeet soo nee benn dooni ñaar nga topp sénégalais nga topp ko ba ci juróom-ñaari maamam bu ñuy côté yaayam di côté papam ba pare ba tey génnu dem ci benn laal ci beneen waaso nga toog ne dañuy gëmloo ay kii soose la kii joolaal kii nanga man sama frère soose la takk te ñun duñu ay soose pourtant sama frère man laa la wax soose la takk jëlee dem ba Casamance takk ko indi ko fii barki Seexul Xadiim te ña nga gëjee ca maam Adama ak Awa moo tax ñun xamuñu loolu xamuñu yooyu ñun dañoo dund ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xel ñaar ñun loolu lañu gëm loolu la ñu jàngal ci la ñu tàggat ci la ñu yar ñun ci yooyu la ñuy dox waaye doxuñu ci kii lii la bokk fee kii fee la bokk Sonko mu falu jox Casamance indépendance moom day intérêt moom du intérêt amulu ko njëriñ barki Serigne Bamba amulu ko njëriñ mu falu joxe sa Casamance indépendance moom lan la ciy gagné pertement la ciy def da ciy perte économie bi am Casamance xool ko ci ban région Sénégal fa la nekk ci ban région Sénégal la économie boobu nekk léegi mu ni moom bu faloo war a gérer Sénégal war ko defar ne day jox Sénégal indépendance rek kon la mooy Sénégal ay tappale sax mooy Gambie gi moom indépendance ay tappale bu sunu colon yu njëkk yi ndax bëgg a xaaj Afrique dogatee ko ba Afrique du am doole du am kattan moo tax ñu dogatee Afrique nii ku nekk ñu jox la nangam kon dafa am politique boo xamante ne nii da nga koy teg ci argument ak intelligent waaye bu leen di nangu ay nit di wax dara directement ñëw leen ci naan ay non Sénégal wax leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo soulever affaire bi ñoom ñoo indi diabolisation boobu noonu pour lan seen nguuru àdduna pour lan mën a tas réew mi pour mën a bàyyi réew mi ci guuta dem seen yoon ñoom loolu seen décision ma wax ko démb ak bërki démb barke Sëriñ Bamba ay sotti loolu leer na Sonko moom xam ne man yooyu ay waxi diabolisation la waaw loolu leer na Sonko xam nga ni xalaatul pour jox seen Casamance indépendance yooyu moom du ma ci débat xam ne gàtt xalaat gàtt xam-xam ñoo ciy nekk di ci wax waaye ñoom li ñuy bëgg a yóotu ñun dama bëgg ñun sénégalais yi ñi nga xamante ni ñun ñoo gérer suñu àdduna gérer suñu Sénégal nga xamante ni population mooy Sénégal population bi ñooy Sénégal ñoom ñoo war a yeewu nekk nit te bañ di dugg ci ndëgg sërëx yi leen état di tegal ndax ndëgg sërëx yi ngeen di tegal moom mooy ñoom bàyyi Sénégal ci guute dem seen yoon te loolu yéen waroo leen ko nangu li musul am Sénégal bu leen nangu ñoom ñu koy def ndax li ma waxoon sama live bu le passé rek ñoom dañ leen a jox ci réew mu ni ñum réew mu manqué wul dara réew mu raflewul dara ñoom bu ngir yàlla ak yéen bu ñuy dem nañu bàyyi sunum réew ci noonu nañu joxaat suñu réew nañ leen ko joxe woon nañu defaraat suñu réew nañ leen ko defalee woon barki maam Serapha ñun loolu lañ gëm ci ñoom
Babacar ñu ngi lay ziar di la bëgg waaw yi nga xam na solo ay dégg dafa am loo xamante ne nii il faut que ñun ñu yeewu ci te bañ di dugg ci yenn dëgg sërëx yi di bañ di dugg jël suñu temps di ko rey ci yenn yi te war a nekk ci li nga xam ni mooy li important du tey rek la ñu demoon Assemblée nationale pour lan pour avancer élection yi tey ba voté nañ ko ba pare nee na février 2022 ah léegi ñuy xool diggante élection mairie ak élection député léegi ni ñu ko mën a pousser élection député ndax nee nañ diggante bi du mat 6 mois te pour loi bi il faut 6 mois chaque jour ñi ngi def ñoom ñi ngi fexe ñoom di ñu bàyyi ci benn part ñu di ci débat ñoom ñuy continuer di def seen njubadi ak seen dëngati te ñun ñu war a concentré wu jàkkaarloo ak ñoom di leen surveiller di leen xool ci li ñu nekk te benn yenn yi ñàkk wax yi ñàkk fayda ñu bañ di ci concentré wu ban di ci dugg ban di ko def débat ba ay coow di ci judd diggante séeréer joolaa kan la ñu leen xamee diggante pël tëgg pël leneen pël séeréer leneen maay sa buur maay sa nangam yow la ñu xam Sénégal ñun loolooy suñu cosaan ak suñu aada seeni Touré ñu ngi lay ziar loolooy suñu cosaan ak suñu aada ñun loolu la ñu xam kon bu ñu ay nit benn gouvernement boo xamante ni ñoom lu ñu mën a def ba jot nguur ndax ay doomu Macron lañu te Macron di leen ko imposer ñoom bu leen Macron ni yoon suba sax na Sénégal yëpp faatu jaral na leen génne armée bi waaye boobaa armée bi du ko def waaye moom jaral na leen ko ñoom bu ñu ko mënee am kattan beeg doole ci pour def ko ñoom sacrifier leen Sénégal yëpp ñu def ko ngir intérêt Macron ngir ñoom gën a mën a toog di nguuru gën a mën a toog di wane seen bopp te ñoom la ñuy def ko wax chaque jour ñi ngi xaw ni ñu koy camoufler ni ñu koy nëbbee ba lu génn kon dafa am loo xamante ne buñ ci tolloo muy liggéey ñun ci boppam jeunesse Sénégal lay waxal dafa am yoo xamante ni nii ndëgg sërëx yoo xamante ni bu leen ciy dugg ndëgg sërëx yoo xamante ni nii bu leen nangu ñu leen ciy piéger bu leen koy nangu ndax dañoo nekk ak état boo xam ne état bandi la nu ñu mën a fexee rek ba ñoom 2024 ñu teewaat nguur gi wala ñu jox ko koo xamante ni ñoom dañu mën a dem ci jàmm bu mu mënta nekk ñu fexe ni ñu jaxasee réew mi jaxasee réew moom Ousmane Sonko wax na leen ko bu leen ko nangu ñoom ñoo koy defal lañ leen bàyyi ñu gouverner ba seen gouvernement jeex ñu dem ak ñoom élection gagné leen sunu réew nekk ci dal comme ni leen ko joxe woon ñoom ndegam bi ñu koy jot sax xam na bakkan ñu daanu woon ndax boobu it dafa am loo xamante ne nii ca la ñu bëggoon a yóbbu ñu lànk ko barki Sëriñ Bamba population Sénégal la kon population Sénégal ci boppam mi doon nelaw démb yeewu tey ñoom nañu gën a mën a yeewu gën a intelligent jàkkaarloo ak gouvernement bi gën a xoolaat gouvernement bi gën a bàyyiwaat xel gouvernement du Sénégal ndax moom la ñu fal yeneen détails yëpp ay détails la ñooñu faluñu leen ay wax nañu kii nangam ay kii def nañu nangam loolu amul sens ndax loolu ñoom loolu foofu la ñu bëgg a yóbbu pour ñu concentrer wu foofu ñoom ñu mën a def seen i jubati foofu la ñuy chaque jour yi boo gisee tey actualité bu nekk buñ ci jógee rek ñoom état bi ñi ngi fexee dugal benn actualité boo xam ne Sénégal yi ci la ñuy concentré wu pour ñu mën di def seen jubati moo tax nguuru Macky Sall actualité sur actualité la xew-xew sur xew-xew la débat sur débat la bu ko defee yenn télévision yi nag di ñu réer ak yenn rajo yi ñun ñu bëgg ci nekk di concentré wu ci loolu ñoom ñu bëgg di def seen njubati seen dëngate bu leen ko nangu ndax tey Ousmane Tounkara ma lee nekk États-Unis yi kii njabootam gérer njabootam ñu dem ba di ko accuser terroriste sa doomu réew boo xam ne yow yaa ko war a protéger dafa war a nekk ci jafe-jafe à étranger nga war a dem taxawu ko léegi kooku yow pour nga sacrifier ko tax nga bëgg ko jiñ terroriste ak baatu terroriste nu mu réyee te def nañ ko ku mel ne Assane Diouf waaye li ma lay wax démb ak bërki démb kaa dama gëm ni
Ousmane Tounkara day am ndam man Fall Paradise barki Seexul Xadim billaahi tax dëgg mënut a romb yi noppam te ki sacrifié boppam ngir doomu aadama yàlla ko seetaan du ko neenal te ñoom bu ñu yeewoo xam ni la ñu defoon Karim Wade mu jàll def ko Khalifa Sall mu jàll bañ ko def tàntee Sonko dafa échec la ñu def Assane Diouf mu jàll jàpp na ne bu ñu ko defee Ousmane Tounkara duñ jàll waaye awma ci yaakaar du jàll gawuma ko mu jàll non gawuma ko non ñaata doomi Sénégal ñoo nekk bitim réew di fa dund jafe-jafe di fa dund ay gàllankoor di fa dund ay coono état du Sénégal wala ñañ fa teg ñoo xamante ni moom lay wax consulat wala ambassadeur nga war a dox ci jafe-jafe dund sa doomi réew yooyu nekk foofu noonu te chaque weer ci alalu Sénégal alalu doomu réew mi ñoom ñoo yëkkati di la fay sa jabar sax dégg naa day am yow ambassadeur wala consulat bi sa jabar day am weer 500000 waxatuma la yow sa salaire yow te ba pare amoo benn doxal benn maanaam doomi réew moo xamante ni mii foofu ci dëkk ba nga nekk am fa jafe-jafe bëgg jug taxawu ko ndax bu Ousmane Tounkara demee ba ni goroom ci boppam moo dem du ko sacrifier koo xamante ni mbokk soxnaam la ci alalu àdduna ci mbirum nguuru àdduna boo xamante ni da lay leer ki nga koy defal 3 ans moo ko fi dem mu dem yoonam léegi suba yow li xaw am xas am seen diggante ba ilaa yow ma diin du jeex muy mbokk deret ndax xas na du dudd seen diggante ba pare lan moo ci jar ñaaw lan moo ci jar def lu ñaaw te la ngeen ko dugaloon pour topp ko yëpp loolu taxatul ñu topp ko léegi ñu koy topp ci beneen fànn boo xamante ci ay problème jafe-jafe kayit te jafe-jafe kayit yooyu lu ñu mën a régler la ci foofu noonu mu nekk ba du ñëw Sénégal léegi yow sa der yàqu ci ba à vie diw sa maam sàngam wala sa bàjjen sàngam wala sa nijaay sàngam moo sacrifié woon sa baay ngir ay nit li mu ko doon defloo baat boobu way la boo xam ne du jeex way la woo xam du fay te sóoraale woo loolu ndax yaa ngi calculer alalu àdduna bi ngay am yaa ngi calculer ndombal tànk biñ la fal ndombal tànk dignité ak digne da ko gën a fort ndombal tànk dignité ak digne da ko gën a fort da ko ëpp doole ëpp ko kàttan am respect sa bopp a mbir mu àdduna bu la jaralee nga sacrifier sa mbokk kon ana mbokk ban position lay taxawatee ana mbokk ban lan la war a taxawu ku mu bokkal ndax tey ana yow ana man koo xamante ni li mu fal ay nit ak ko fal muy président de la république mu fal la ci biir falam yóbbu la ci am réew nga daje fa ak sa mbokk war a jàppale sa mbokk li ma sam benn waay waxoon rek bi ma génnee nekk Suisse. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.